lii daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi léegi moom wér na Sénégal dugg na léegi ci capitalu CECA ñu gën koy xam ci SEN ak SA téeméeri kil yoo jël ko ñaar fukk ak juróom yi Sénégal moo ko moom dogal boobee nag mu ngi tukkee ci ndaje mi nga xam ne nii doon nañ ko amal mu doxoon ci diggante nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo di wax Eiffage mu soxal anam bi nga xam lañ leen joxe autour à péage bi li muy nag lu doomu aadama yi jëfandikoo autour à péage bi yàggoon a joytu soxna Safiatou Cissé amal na ci ab taxaw seetlu daañu ci def sata moom ci suñu yeneen i jotaay yu xibaar bokk ci collectif muy kuréel gi ëmb doomu aadama yi jëfandikoo autour à péage bi député Cheikh Oumar Sy yëkkati na ay kàddoom kon di koy rafetlu waaye taxul ñu bàyyi xeex bi ndax bokkoon daal ci seen i tawat mooy ñu wàññi njëgu autoroute à péage bi te loolu moom duñ ci jóg benn yoon Cheikh Oumar Sy ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safiatou Cissé. tey ba ñuy commencé door bii combat nga xam ne li ko sababoon mooy Papis Gelongal dañu ne woon ne soon changé contrat bi du mun a am parce que ni ñu ko bindee la woon mais yàlla woon nañu tey ne contrat bi gis nañ ne am na njeexital ne changé nañ ko état du Sénégal dugg na ci capital bi à hauteur de 25%. tey taxe bi nga xam ne foncière bi nga xam ne ñaar téeméer la woon yóbbu nañ ko ba 800 millions te mën na jéggilu ëpp loolu gis nañu aussi que état bi léegi dina dugg ci conseil d'administration bi pour wana gën a mën a saytu lan lay Eiffage ji def ak xaalis bi dëgg-dëgg lan moo fay dugg te loolu bokk na ci gis nañu benn compte bi ñuy woowee compte séquestre tamit dindi nañ ko compte boobu dañ ne woon nag il faut que état du Sénégal xaar fukki at ak juróom pour mu mën a jot ci xaalisam mais léegi loolu amatul donc am na ay jeexital yu ñu gis maintenant di des encore mooy ne Eiffage bu nekkee da nga dugg ci renégociation dafay am lu ñu teg ci taawal bi ñoom laajte nañuy dolli leen yeneen juróomi at nga xam ne juróomi at yooyu day méngoog transfert autoroute à péage bi à l'état du Sénégal ñun li ñu bëgg mooy toog ak autorités yi ñu gën ñu leeralal ñu xool lan mooy avantage yu dëgg-dëgg contrat bi ñu signé en attendant ak xool tamit communes yi lan lañ ciy bénéficier donc loolu ñu ngi ci waxtaan boobu la ñuy xaar comme ak ministère bi péage bi ñu ngi ko dinañ ci continuer di wax parce que gis nañ ne trafic bi ak xaalis bi muy dugal bëri na lool te gis nañu ne askan bi tamit loolu la ñuy laaj léegi il faut ñu xool lu ñu koy defee parce que ñun suñu gis-gis moo doon kuy dugg da ngay jël carte rek booy génn di fay loolu moo doon gën a yombal trafic bi parce que trafic bi bëri na loolu la ñuy yaakaaram mais loolu dinañu continuer di ko wéy di ko xeex mais li ñuy sant déjà mooy askan bi gis nañu ne li gënoon a metti mooy ñu ne contrat bi mënuñu ko changer gis nañ ne war nañ ko mën a changer donc waraat nañu mën a toogaat ak ñoom ci ay diir xoolaat yeneen ponk yi. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Cheikh Oumar Sy manifesté yamoon fan yii ci biir réew mi di sàkkoon ñu bàyyi Ousmane Sonko mi ñu tegoon loxo Alioune Ndoye mi jëwriñ ji dénk wàllu napp mi yéy na yàbbi si ay kàddoom la yëkk muy sàkkuraat ci ndaw ñi ak dal Sénégal réew mi yoon la bon nañu bàyyi daal yoon def liggéeyam Alioune Ndoye ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. yàqaluñ ñu ñun rek askanu Sénégal la ñu yàqal te ki néewle bu dee as tuut gi nga yor saa yoo meree nga yàq ko mais yaay sa bopp ngay lor rek mën nañoo mer mën nañu manifester mën nañ def lépp waaye as tuut gi ñu yor te di ko xeeb nga la nañu ànd di ko aar ñu aar ko ensemble na nit ñi xam ni loolu àlakuli du entamé du wàññi suñu détermination ñun de dañuy wax président de la république ci jàppale ko ak ànd ak moom duñ ci ménager benn effort comme ni ko njiitu réew mi waxee di leen invité ñëpp askan Sénégal à la retenue et à la responsabilité c'est extrêmement important bu dee yàlla def na ni bu ñu naan fait social xëy na allumette bi déclenché affaire yi problème la boo xam ne entre ñaari citoyen sénégalais la day laaj ñun ñëpp Sénégal bu ñu bëggee dooleel suñu état de droit bu ñu bëggee dooleel suñu démocratie bu ñu bëggee dooleel li nga xam ne moo tax ñu naan Sénégal nation ñun ñëpp ñu mànkoo ne nañu bàyyi justice mu def liggéeyam benn te nañu dooleel justice boobu maanaam nañu xeex assurer indépendance am ci bépp pouvoir lii may wax ni dañ ko amel mag ñi defar réew mi muy kilifa yi nga xam ne ñooy fondement réew mi dañ leen ko amel ndaw neex na de waaye passage la ñun ñëpp dañ ci jaar parce que souvent naan man ndaw la ngay fëgg sa dënn jàkkaarloo ak ñoo xam ne ñoo la fa jiitu nga war a ñaan yàlla mu may la at ñooñu am
mu nga kon loolu di ay kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Aliou Ndoye kilifa diine yi ñu mat a delloo njukkal la ñu ndax bu dul wonte ñoom bon Sénégal waxtu yi mu ngi tàbbi ci ay guddi yoo xam ne nii daanaka lëndëm na lool séedi daal la ñu sol dox ba jàmm dellu si Assane Samb di ab taskatu xibaar Jibi Jaaxate di ab sociologue ne lu ni mel du buleet mu fi am ba Sénégal doone Sénégal ba tey naka jekk kilifa diine ci tànk yi la ñu mos di dox Serigne Gueye amal na ci ab reportage ñu teewlu ko. kilifa diine yi ràññeeku lool ci doxu jàmm ci jote yi ñu nemmeeku fan yi ñu génn muy jëf joo xam ni du léegi la tàmbali bu ñu sukkandikoo ci sociologue bi di Jibi Jaxate. kilifa yooyu ñoom ñoo mën a séentu li nga xam ne ñëwagul wax ñu naka la ñu mën a def pour fexe ba loolu du yegsi surtout bu nekkee loo xam ne lu bon la kilifa yooyu ñoo doon tax bu jafe-jafe amee ci suñu dund ñu jàpp ni kon am na ñun ñu tooñ bu ko defee kilifa yooyu ñoo doon dox diggante nit ñi ak ñooñu nga xam ne ñoom la ñu tooñ di wax ni da ngeen di def sarax bi da ngeen di def julli bi da ngeen di def lii bu ko defee loolu mën fee jóge. Assane Samb jàpp ne Sénégal am na wuute ak yeneen réew yu bëri journaliste bi gis ne waa réew mi ku ci ne am na kilifa gooy déglu. nga nekk président nga nekk ministre ñoo mën di nekk la sa ndomba tànk dëgër da ngay am kilifa yow sa bopp da ngay am kilifa maanaam kilifa goo xam ni sëriñ lay doon wala sa kilifa la goo xam ni. bu la nee defal nga def bu la nee bàyyil nga bàyyi loolu dafa am solo xëy na sax moo tax Senghor doon wax l'exception sénégalaise. la ko dalee ca Senghor ba ci Macky Sall jaar ci Ablaye Wade ak Abdou Diouf kilifa diine yi dañoo mës di am akub taxawaay ci làngu politique bi waaye la woon démb am na ak wuute bu ñu ko méngalee ak tey sociologue bi di Jibi Jaxate moo koy xamle. contexte yi moo ute maanaam situation yi ñuy dund ak ni ko xale yi di doxalee ak ni ko askan wi doxalee moo tax tamit sëriñ yi à chaque fois dañuy adapté seen collaboration xool nu ñu koy adapté ci jamono ja waaw xool tamit nu ñu koy doxalee ak autorité yi sans également ñu dugg nag ci li nga xamante ni état bi moo ko moomal boppam. muy ab xalaat bu mu bokkale ak Assane Samb. réseaux sociaux yi di joxe ay information yoo xam ni day gën a tax nit ñi di gën a mer. buñ nee diw saaga na diw yow nga gën a mer ndax li ñu saaga kooku buñ nee diw def na diw lu ñaaw yow nga gën a mer sa mer di gën a sori ba nga ni man damay jóg nag fayul sama bopp kon bu boobaa médiateur bi moom itam liggéeyam dafay nekk lu gën a jafe. taxawaayu kilifa diine yi feeñ bu baax ci joote ji ñu nemmeeku woon ci réew mi jamono yi muy waneti rek solo su kilifa diine yi am ci réewum Sénégal. Ousmane Sonko ak Khalifa Sall kon ñu ngi ci tànk yi taxawal ab kuréel goo xam ne li ko tax a ju daal mooy fexe daal ba ñu boole seen doole mu doon benn jëlee fi ki nga xam ne ni moo di njiital réew mi Macky Sall tànk ndemeeku yi muy jiital parti Pastef li doon amal fële ca kër Khalifa Sall occasion la woon ci meeru Dakar bu woon mu daal di sàkkoon ci njiital réew Macky Sall ngir gàllawaay mu jéem a respecté li nga xam ne ni moo aju ci calendrier élection yi lee ndaje moomee soxna Mame Khady Diéry Fall lañ fa yebaloon. Ousmane Sonko ñëwoon daal di nemmeeku si kile di Khalifa Sall mu doonu porox lool ngir daal di koy delloo njukkal. kon monsieur le maire monsieur le député maire ñu ngi leen di gërëm. Khalifa Sall di gis ne xeex bi day wéyandi. situation bii ñu dund dana tax nag su doon dawee 10 mu dem nag 1000 pour sotti parce que su sottiwul nag on sera largué. il faut que ñun ñëpp ñu ànd doxa ko wax pour que démocratie bi sax parce que nag. calendrier républicain bi il faut que nécessairement ñu respecte force je crois que c'est-à-dire il y a des choses il faut que l'audit du fichier soit mené de telle sorte que les échéances puissent être respectées parce que nag damay attirer seen attention ci dara bëggee def local juin ou décembre 2021 war ngeen def législative juillet 2022 si jamais nous commettons l'erreur ba gaawantu audit bi daañu ñëw ba ñu taqaleel ñaari wala ñu bëgg a tëbal benn donc moo tax opposition bi classe politique bi société civile bi il faut que ñu gaaw. ñaari waay politique yi lee di xamle ne daañ taxawal kujee gu booloo te dëgër këcc. ci lu mu gën a gaawee il faut ñu taxawal kuréel goo xam ne dafa boole opposition bi yépp mu doon kuréel gu dëgër boole toutes les forces vives de la nation mouvement citoyen bu yaakaar ni gis na boppam ci mbir mi mu nekk ci. may seede aussi. ni beaucoup de leaders de l'opposition sont engagés dans la mise en place de cette plateforme d'action et ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax mais xam nga politique bu Sénégal ku nekk sa bopp ngay gis mais incha allah on pense que ça va se terminer parce que nag booloo mooy doole suñu àndul duñ dem fenn. ci daje bi la Ousmane Sonko daal di ci jaajëfal njiitu këru diine yi. di gërëmaat sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides gannaaw bi mu jëlee responsabilité am ne lii
war nañ cee dugal suñu loxo. leen di gërëm moom ak yeneen xalif généraux yëpp ak église bi parce que ñëpp intervenir nañ. jiitu ko Pastef di wéyandi nemmeeku yi muy def bi yoon nag mu demoon ci kile di Khalifa Sall mu doonoonam ndaje ñaar ñi le fare ci kujje gi daal di xamle ne ba léegi fañ teg seen tànk bàyyuñ ko te daañu gën a dëgëral seenu ànd. Maam Khady Diéry Fall ñu ngi lay sant di la gërëm ba tey ci tournée yooyu la moom Ousmane Sonko dafay faral di yëkkati ay kàddu mu doon ay kàddu yoo xam ne ban day jàpp ni daanaka daal nekkul kàddu ngir dalal man ngir boole ndax loolu la ñuy xaar ci moom gannaaw ba nga xam ne ni génn dañ kon ci ay fitna yoo xam daanaka lu ci tolloog fukki doomu adama ak ñaar jot nañ ci ñàkk seen bakkan lu jëm ci discours Ousmane Sonko ci tànk neme ki muy amal ci yenn kër yi kii di Abdou Khoudoss Diallo amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. ci jamono ji nga xamante ne Mbour ak Sow ñu ngi wujjee ak discours ngir daal di dalal xelu askan wi ginnaaw manifestation yi ñu amal ci mim réew ci ku jéggi ñu nemmeeku booloo kafeek meew ginnaaw bu nu génnee ci salon de massage bile fu mu ne nii ci ay waxam kii di Ousmane Sonko bàyyeetul xel ci la nga xamante ne mi ngi ko doon wax démb jëm ci ŋàññi ñenn ñi doon jiite réew mi bu nu dee xool toogaayam ci wetu ñi nga xamante ne ñu ràññeeku la ci système bi fi ne ginnaaw manifestation yi ñu jot a amal moom mii di Ousmane Sonko jiite Pastef daal di nay xamle que ni boo moyul lu ñaareelu vague ñaxtu bi dana gën a métti bi nga xamante ne jot nañu ko amal tax ba am ñi ci ñàkk seen ëpp bakken ci jamono ji nga xam ne seen ëpp famille pare gu ñu fomp seen ëpp rongoñ moom mi daal di nay woowaat mbooloo kujje gi ngir taxaw wéyal xeex bi tax nag ba ñu bëri jàpp ne moom mii di Ousmane Sonko daal di doon woote ci wàllu mu xeex li nga xamante ne mooy doxalin système bi fi nekk ba ñu tuddee ko l'anti système taxoon bu mu ñëwoon a nekk 3e ci tànn njiitum réew bi ñu génn ci atum 2019 niki tey lam ci doon sóor lu ci bëri mu mel nii fàtte na ko tax nag ba ñu ne daanaka meew mi mënatul fexe ba mu bañ a soppeeku ginnaaw buñ ci dollee café bi nga xamante ne moom moo waral loo wax rek ci wàllum gouvernance nit ñi naxarlu doxalin jëm ci wàllum guerre ak lu bol alal waskan wi mu nekk nag li nga xamante ne moom la doon xeex moom la mbubboo woon kii di Ousmane Sonko ba muy soog door politique niki tey ginnaaw bu mu xamee ni itam ngir doon njiitum réew bi Sénégal waroo di neewal doole loxo France bi nga xam ne yàgg nañu ko tudd ci sunu wàllum élection tax ba Ousmane Sonko daal dinay xamle xeexul benn yoon état bu France xeexul benn yoon nit waaye lam ci jublu mooy na kenn ku ne gis sa bopp ci wàllum partenariat loolu nag ci ginnaaw bi nga xam ne nemmeeku nañu ay yàq-yàq yu bëri ci wàllum manifestation yi ñu génn li ni mel nag tax ba ñu daal di jàpp ne Ousmane Sonko mi nga xam ne saa su ne bu nu ko dee waxal lu méngoowul ak la muy woote dina fex ba am la mu ci toftal ba ñu koy xeex bañ ci am dëgg te nag ab laaj samp mooy ànd bu mu bëgg àndax ku mel ni Khalifa Sall ci wàllum ku jege nga xam ne atti nañu ko ci wàllum doxalinam ci mairie bu Ndakaaru xaw na tey xel bu ñu dee sukkandiku ci la nga xam ne moom la yàgg di woote waaye nag ginnaaw moom la mu bëgg faaw mu yàgg ca nguur ga ngir daal di koy mën a jëfee Ousmane Sonko mi nga xam ne ñu ngi koy placer sous contrôle judiciaire mi ngay wéy di bind taarixam ci géew politique bi. jërëjëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm des ba tey ci manifeste yooyu lay loolu sax bokk na ci li nga xam ne ni moo tax gaz manqué fan yi kon fii ci Ndakaaru donte la sax jëwriñ ji nekk wàll wi génn na kon dalal xel askan ngir ñu xam ne gaz du manqué waaye fi mu toll ni gis gaz ci boutique yi lu jafe la dañuy gàddu seeni xottu butéel di wër fu ñu ko mën a chargé waaye daanaka duñu gis dara situation bu métti moom la ñuy dund ba tax ñu bari soxna yi jamono ji dañoo dem utili këriñ gile Ndiaka Mbaye Ibou Gueye reportage. yëngu-yëngu yi fi xewoon indi na ay gàllankoor yu bëri ci dundinu waa Ndakaaru ay fan ni ngi nii nit ñi di joytu ñàkkum gaz. instant bi maa ngi dund ci jafe-jafe parce que instant bi sama client yu bëri ñu ma doon fay gaz fu mu nekk ni mënuma am gaz li ma leen di jox client yi dañu sonn gars yi dañu jóge fu ne di ñëw fii di laajte ay gaz di war wàcc ay oto di war ay gaz quoi mais finalement amuñu. ndaw si di ab jaaykatu cere di ñu xamal ne manqué bi gaz bi manqué indi na ay gàllankoor yu bëri ci liggéeyam. metti woon na trop na wax dëgg yàlla ndax fan yëpp dañu am problème mu gaz moom te li ñun ci li lañuy yëngu te bu amul gaz du ñu arrangé ndax mënuñoo toggee këriñ ndax li mënuñu ko liggéey këriñ semaine bi yëpp dañoo sonnoon ci gaz. boo ñàkkee ceeb ñàkk diwlin war a ci boole gaz kon boog nañu jàppale rek ñu am lu ñuy liggéey. soxna si moom di joxañ baaraamu tuuma yëngu-yëngu yu fi amoon fan yii. affaire coow bi moo taxoon nag ndax man ki may jaay gaz sax dama ko woo mu ni ma dañuy bañ a génne gaz yi ndax ak coow bi looloo taxoon manqué na fi ñetti fan
këriñ bi dalul sakkan c'est que gaz bi mooy tane te mooy gën a gaaw. ñàkkum gaz bi sonal na loolu borom kër yi bu ñii di dox lu sori ngir am ko ñeneen ñi dellu ca këriñ bi ñoom maam doon jëfandikoo. jërëjëf soxna Ndiaké Mbaye xibaar ci tënk rek syndicat gi ëmb technicien supérieur de la santé dañoo xëy tey ji daal di créé lu ci tolloog ñaari fan yàlla yoo xam ne ni daanaka duñ ko liggéey ngir ñaawlu pattiral gi nga xam ne ni kilifa yi wane nañ ko jëmale ko ci seen ëllëg boobu ba léegi kon ñu ngi daw ci seen ginnaaw di saako ñu reclassé leen waaye dara dàquñu sax gën a taral seen xeex bi su fekkente ne li ñuy tawat amuñu ci benn saafara lu jëm ci xibaar bi daañu jël soit ak suñu naatango bi di Fatou Bintou Diouf juróom-ñeenti doomu aadama ñooy ñàkk démb seen bakkan ci mbas mi di Covid-19 loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukki doomu aadama ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari test yi ñu jot amal démb téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo dellu si amee feebar bi juróom fukk ak juróom-benn ay cas contact lañu téeméer ak fanweer ak juróom-benn di ay cas communautaire ñeent fukki doomu aadama ak ñaar ñu nga tëdd lal hôpital jamono ji ñuy sauvé. ci Yëmbal Nord mbir mu yéeme lool moo fa am benn góor gu mag moom lañ fa ñàkk ngir aar ko ci mbas mi di Covid-19 waaye góor gi boobu ba léegi dafa paralysé maanaam daal tànk yi moom mëntu koo jëfandikoo muy lu doy waar nag jaaxal lool ay mbokkam Théodore Semedo doxantu ji woon na fa daañu ci jël sax ak moom incha allah rabi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar. ngir xeex ak ñàkkum assainissement ak ñàkkum cat gi ñu faral di nemmeeku ci mbedd Touba yi lee mairie bu Touba ci ndimbalul nguurug Sénégal jote na ci programme bi ñu naan PEPA muy ab programme boo xam ne dina mobiliser lu mu néew néew lu ci tolloog ñetti téeméeri ndaw yoo xam ne nii seen liggéey lenn la te mooy seetal mbedd Touba yi lee cérémonie bi ñu ngi ko doon amal ci teewaayu Abdou Lahad Ka mi jaraafu dëkk ba dañuy dem ci diwaanu Touba fekk fu Modou Matar Sarr. assainissement yi ci dëkk bu sell bii di Touba mairie bu Touba fexe na ba am benn financement ci nguur gi jaare ko ci programme FERA lu tolloog ñetti téeméeri ndaw jël nañ leen ngir ñu tàmbali liggéey bi Abdou Lahad Ka mooy maire bu Touba. accordeel ñu 300 personnes yoo xam ne nii danañ leen mën a jël ñuy liggéey ci dëkk bi recruter leen ci waa dëkk bi ñuy liggéeyal dëkk bi ngir ka dëkk bi mën a am beneen xar-xaram bi mu am mu gën a taaru gën a ci cet waaye gën a taaru ci leneen ak leneen ak leneen loolu rek mooy suñu yitte. fii dañuy dund lu xaw a métti bu nawet bi ñëwee ci assainissement bi ci inondation yi waaye bu nawet bi jàllee dafay bari am liggéey bu bari boo xam ne laaj na ko ñu war koo désabler war koo nettoyer ngir oto yi ak nit ñi mën di dem ak ñëw ci lu te duñ am benn jafe-jafe. dëkk bi rek fukki axe la ak juróom-benn yoo xam ne moom lañ war di top entretien. maire bu Touba Abdou Lahad Ka dolli ci ne programme bi dina gën a ñoŋal xëyub ndaw ñi ci dëkk bu sell bii di Touba. ñu yéene guddi ak bëccëg mooy fexe ba xale yi liggéey fexe ba nit ñi liggéey ma commune bi maa ngi fi fekk 36 personnes laa fi fekk moom laa fi fekk ñuy liggéey fexe naa ba defoon ko 200 personnes yoo xam ne ñu ngi fiy liggéey su ci 300 yi toppee danay nekk 500 personnes yoo xam ne nii commune Touba jël na leen. mu di jëf ju ndawi Touba yi jàpp ne ñëw na ci waxtoom. gis nañ ci suñu bopp bu baax. di féliciter monsieur le maire ci acte bi nga xam ne nii def na ko ak démarche yi nga xam ne nii def na ko ci liggéey bi nga xam ne nii moom la indi si dëkk bi ba ndawi dëkk bi ak jigéeni dëkk bi gis ci seen bopp. amul benn nit boo xam ne nii ci beneen dëkk nga jóge ñëw fii ci biir dëkk bi ñëpp ci biir Touba lañ leen amul benn nit boo xam ne nii ci beneen dëkk nga jóge ñëw fii ci biir dëkk bi ñëpp ci biir Touba lañ leen jëlee. ci fàttali nag ndaw ñi ñu wutal liggéey ci dëkk bu sell bii di Touba ñëw na gannaaw ba président de la république Macky Sall yëkkatee kàddoom ne dina xeex ñàkkum xëy mi ci biir réew mi dalalee ko xelu ndaw yi wàccoon ci mbedd yi doon boyal fu ne gannaaw ba ñu tegee loxo njiitu Pastef di Ousmane Sonko. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ndaw yi yëngu secteur informel bi muy ñu ci mel ni borom boutique mbagg yi mécanicien yi ba ci menuisier yi ñoom ñëpp ñu ngay samp laaj bëgg a xam ndax financement yi nguur gi joxe jagleel ko ndaw ñi ñoom dañ cee bokk waa dit ba njiité réew Macky Sall jotee ci bopp réew meeg léegi financement moom dégg rek lañ ci am aji ku na jëy Mami Kanté jot nañ cee dajeek ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci reportage. gisuñu dara dégg rek lañ ci am. muy menn tontu ci képp kuy yëngu ci secteur informel lu jëm ci wàllum financement yi menuisier bi ñu fekk ci atelier wam mu toog jàpp ne ndaw yi waruñoo xaar benn yoon nguur gi. mënuñu si gis suñu bopp ba ñu dépendre si gouvernement tamit suñu taal bi la ñu yaakaar fii la ñuy xëy 8h 10h la ñuy wàcc. jeunes yi nañ dem liggéey Macky Sall mënul yor kenn Sonko mënul yor kenn nañ dem liggéey. gisuñu benn yoon seen bopp ci mbir mile donte sax am nañu ci am seeni projet yu baax El Hadj Fati bokk ci ñoom mu ngi ñaawlu lu ni mel. mais depuis Covid-19 ba léegi
maa ngi nii damay xëy toog di taxale te dama nekk responsable am jabar am doom. dama nekk en chômage ñu ngi nii te bëri naa si ay morom waaw jotuñu benn 100 francs bu jógee si état boo xam ne nii kat waaw pour ñun jàppale suñu bopp la amul lépp lu ñu am rek ñun ñoo ko lijjantil suñu bopp jaayanteel ko suñu bopp waaw fii gis nga lii moo fi nekk. sàccuñu fenuñu. mécanicien ca ñaari tali Abdou Karim jàpp ni yenn leader politique yi dañ see laxasaaye ay njuuj njaaj. chaque jour nga gis sax ñu fi ñëw ñu ouvrier yi dañoo war a jox leen ñu seen i kayit ak yooyu noonu ñu def suñuy pexe joxe mais après doo gis sax fu xam doo xam sax fu affaire yi mujj quoi comme artisanal dañ naan dañuy jékki-jékki ñëw ni dañuy comme artisanal yi dañ leen di dimbale ñëw laaj ñu ay kayit ak yëpp ba ñu jox leen ak ndax na noo tudd comme ñii mais après du mujj fenn. nguur gaa ngi yokk ay pas-pasam ngir mën a jàppale ndaw yi wante ñi le dañuy jànkonteek ay jafe-jafe ngir mën a jot si yile financement ñi bokk ci secteur informel bi jàpp ni dañ leen see boolewul ñoo ngi woo Macky Sall mu xoolaat doxalinam ci mbir mi le. benn baat ci wàllu diine ziyaare Minatul Abdul Xaadir Jaylaani amal nañ ko fële ci diwaanu Saloum ñu doon ko def nag njiital Cheikh Ibrahima Diallo wutu fa baayam Mouhidine Cheikh Samba Diallo te yàlla dogal kon mu génn àdduna lu yàggul dara gannaaw ba mu ñaawlu fitna yi amoon ci réew mi ni ki fan yu génn ba ay bakkan yu bare jotoon cee des Cheikh Ibrahima Diallo jël na kon lu ci tolloog juróom-benn fukki puus ak ñett séddale ko woy laago yi nekkee ci diwaan ba ngir màndargale ko juróom-benn fukki at ak ñett yi nga xam ni baayam jot na ko dund ci kaw suufa dañuy dem ci diwaanu Saloum fekk Falassane Ba. ziyaar Minatul Abdul Xaadir Jeylaani atub 2021 amal nañ ko ci dëkk bi nga xamante ni Mouhidine Cheikh Samba Diallo moom moo ko sancoon na Cheikh Ibrahima Diallo pëtëxlu ci xew-xew bi daal di siy joxe ci lu tolloog juróom-benn fukk ak ñetti puus-puus jagleel ko wëy laago yi teg ci ne juróom-benn fukk ak ñett lim googu moo yemook li wëy juram ba dund ci daaray dunya waaye tamit bëri na ay xitma yu ci ne. li tax yàlla yemale ko 63 ans am na xikma goo xam ne yàlla dëxën na ko ci biir moo tax ñu bëggoon a barkeellu ci xayaatu Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo ci juróom-benn fukk at yi nga xam ne dund na ko ak ñett ñu ut lu tolloo loolale ci ay puus-puus jooxe ko ci ñi nga xam ne tey ñooy suñu mbokk yi nga xam ne tey laago bi leen yàlla teg waroon nañ ko bokk ak ñoom ci suñu xol di ko dund ak ñoom di ko séddoo ak ñoom gannaaw mënuñu loolale ci zaahir lii ñu yàlla may muy suñu koom ñu jël suñu ñaq jënd loolu def solidarité ak ñoom. sëriñ bi àdduna tamit ci xiiroo ak ŋaayoo yu nemmeeku ci réew mi fan yi ñu weesu ba am ñu ci ñàkk seen bakkan lépp nag ne di fësal doole crasse ci kaw démocratie. jàppoon nañ ne réew mii di Sénégal réew mu gën a avancé ci li ñuy naan démocratie ci àddina ci la bokkoon démocratie ak doole crasse nag bokkul sëriñ bi daan na ko wax. doole crasse mooy lan mooy man rek maa fi ne li ma wax mooy am. lu keneen wax du am man rek maa fi ne li ma bëgg ku ko bëgg nga am jàmm ku ko bëggul ñu yóbbu la dikk wala ñu yóbbu la tribunal wala ñu yóbbu la kër procureur. Cheikh Ibrahim Ibn Mouhidine Cheikh Samba Diallo ne ñi ñu jiite nañu bàyyi xel ci askan wi ndax sonn nañu te li xew fan yu weesu firndeel na ko. ñi génn keroog yëpp yuuxu kenn waxul ne dama bëgg ay milliards wala ay millions wala ay diamant wala or wala pétrole wala. feer ana lan lañ bëgg dañoo xiif dañoo bëgg a lekk mbokk yi bu ñu demee ba réew ñëpp di yuuxu ne dañoo xiif dañoo bëgg a lekk ñooñu war nañ ci bàyyi xel moo tax ma ne leen ñun dañoo am gàcce goo xam ne bu jégg dayoo la nañu bàyyi xel ci lii nga xam ne moom la ñuy dund. ziyaara Medinatul Abdul Xaadir Jeylaani ren ji nag mooy bu njëkk gannaaw dundub Mouhidine Cheikh Samba Diallo ñi daal di koy amal ci dëkk boobu nga xamante ni bokk na ci bërëb yu mu fonkoon ba àgg ci lool Medinatul Abdul Xaadir Jeylaani Alhasan Ba Yaya Gisee Walfajri. xibaar ci gàttal ay doomu aadama yu bare ñaaga tonk jamono ji fële ci îles Canaries yi nekk foofee ci réewum Espagne yi def nañ fa ñeenti weer ña ca des kon def fa juróom-ñetti weer yeneen doomu Afrique yi ñu fa nekkaloon yëpp seeni kilifa réew def nañ intervention ba ñu bàyyi leen kon ñu ñibbi seen i kër ñu ñibbi kon bi ñu dugg biir Espagne ñoom Sénégal yi rek fa des situation bi nag mu metti moom